jàngeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li ci gën a fees bokk na ci ni jàngalekat yi la ñu màtt yàbbee gundu ko ne ñu xeex bi day wéyandi waxtaan dem seen digganteeg nguur gi jurógut lu ajum ngooñ moo tax ne ñu dañuy wéyal xeex bi débrayage ànd ak ki ñaxtu daañu ci ñëw ci biir xabaar yi ab communiqué lañ ca becci dañ ci bokk itam lu soxal xabaaru marax yi faram fàcce gi daañu xuus jëm ci soxal kaaraange ci wàllum jumaa yi ak jàkka yi ci biir réew mi ginnaaw ba nemmeekoo ni léeg-léeg ay samba booy joox ca def na ko su noonu ci grande mosquée fii ci Ndakaaru waaye itam barki démb fii ci Sicap Karak lu mel noonu jot na faa am suñu reporter si nal yu soo defam doxantu xool pexe war a jël ci wàllu gunu mel daañu ko dégg itam ci biir xabaar yi nu mu gën a yaatoo doon ci bokk itam lu soxal coupe bay wëy ca Yaoundé fi ñu toll nii tembe jàpp leen ni Cameroun yi ginnaaw jël ba ñu am ci kanamu Égypte seen xol fees na naqaru xol ju becci ba léegi naqaroo mëntagun a reesagun seen kàddu jib na ak sunu envoyé yi ñu fa nekk les spéciaux yi daañu ci ànd itam ci biir Sénégal fii Sénégal qualifié final fekk na coupe baa ngi jum comme ci askan wi ndax ñiy jaay mbirum xéewal di ay restaurant seen i mbir mi ngi dox daañu ci ànd ak gëstu soxna Ami Diouf daañu ci boole bitim réew Guinée Bissau jàpp leen ginnaaw la fa bëggoon am coup d'état mu jiwut sotti fi ñu tollu CEDEAO yóbbu na fa ay soldaar aar gox ba ak nguur ga fa nekk moo ko tax jokk daañu ci ñëw nis ki ñu song fam fàcce gi sant leen gërëm leen ci ànd bi ak ñun ITV faram fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbali ci soxal mbirum ñàkkum kaaraange ci daanu Ziguinchor barki dem ci mu jàppante am diggante soldats yi ak ay fippum yun jàpp ñu nga bokk ci MFDC lu ni mel tax na ba bànqaas bi dox tànk jàmm ca Casamance di wax groupe de réflexion pour la paix à Casamance nee na lu ñu bëgg mooy fexe ba waxtaan am gindi koo am ñun jàpp téye leen nu leen bàyyi nu mu gën a gaaw ndax lii dafay xajamal dox bi ñu doon dox tànk jàmm ak di rënku ndëgg tépp ca gox ba communiqué lañ ca becci ñu xuus ànd ci ak Mouhamadou Dieng moo ñu ko nafaral. jàppante yu doxoon diggante ay soldats yu bokk ci mission CEDEAO ca Gambie ak ay way fippu yu MFDC ca Casamance moo ngi wëy di jur ay réaction gannaaw ay mbootaayu jigéen yu nekk foofee ca Casamance bi la yoon groupe de réflexion pour la paix en Casamance mooy ñaawlu ni mbir yi demee mu di jàppante yoo xam ne juróomi nit mu bokk ci ñoom ñeenti soldat ñàkk nañu ca seeni bakkan groupe de réflexion bi gannaaw ba mu leen jaale ne situation yenn soldat yi ñu teg loxo ëllëg na ko ñoom ñi di xeltu ne li ñu bëgg mooy ñu teggi loxo yooyee soldat te ñu bañ ci teg benn condition ñoom sax li ñu jàpp mooy lii warul dakal benn yoon jàmm ji nga xam ne ñu ngi koy wut ca Casamance nga xam ne waxtaan yi moo ngi woon ci ay tànk sottil ko loolee waral groupe de réflexion bi wote dal ak waxtaan GRPC bëgg itam ñu sóobu ci ay action yoo xam ne dana dakkal garab yi ñuy dagg ca Casamance te gën a may bët àll bi mu di dooleel wàllum surveillance GRPC sàkku itam ci gouvernement bi mu lal ay plan ngir suqali Casamance jaare ko ci kër yu mel ni ANRAC PUDC Puma ak Promoville leneen li GRPC bëgg itam mooy ñu gën a boole doomi Casamance yi ci wutum jàmm ji bu dee moom kuréel gi ci li ko war tànk yi dox jàmm jaare ko itam ci sensibilisation GRPC di ci woo réew mi yépp di sàkku itam ñu moytu yenn xeetu wujje ci politique. Mouhamadou Dieng moo ñu doon nafaral communiqué bi cadre de réflexion pour la paix à Casamance boobu lépp groupe kon génne ko ngir jàmm daanu ko Ziguinchor xabaar yi wéy jàmm amugul diggante syndicaliste ci wàllum njàng ak nguur gi waxtaan am na naam waaye lu ni mel tax na ba ñi ngi toggoo jànklaax ji lu ni mel tax na ba fi ñu toll tembem ñoom sax di waa CUSEMS ak SAEMS waxtaan ba du seqoon ak nguur gi amut lu mu jur ndax ne ñu fukki fan ak juróom ci kanam dañuy jéem a xool dajawaat ngir war a mën a ëngamloo ku ne bécc la mu xalaat ni kon luñ ci awee jàmm dana am ñoom dañooy génne ab communiqué sàng
di xam ne fi ñu toll nii ñoom xeex bi day wéndim ay débrayage ak nawoon fa woon ba ci ay garaw li fekk ñuy amuk déggoo ci fàttali sawru seen newoon na fiim dañu dem yóbbul base bi mooy militant yi ci syndicat yi li nguur gi wax ci ñoom bu ko defee ñu xool naka la ko jàngalekat yi nekk syndicat yi di gisee ndax dañu dakkal xeex bi am ndéet waaye xeex bi dëkkagul ci ab communiqué bu nu becci élèves yi ñoom ba léegi ñu ngi wéy di jàmbat war a jàngi waaye ba léegi ñoo di su xambin waajur itam tonk tumuraanke ndax doom yi ñu ngi ci mbedd bi lu di mel sax tax na ba ki nga xam si moo fi nekkoon médiateur bu UCAD di professeur Bouba Diop kàddoom jot na ci wàll nee nag lu mën di xew jot nag ñu déggoo waxtaan ci lu xóot ba mën a trouver ay solution maanaam saafara sikk si sëkkatal njàng mi nan ko seppi teg ko ne ndax fii mbir maa ngi bëgg a yàgg ci mi gën a law di gën a yàqum am na lu mu ci dénk Pape Ibrahima Dia ñu teewlu ko. président de la république ñëpp déggu nañ ci fête 1er mai nee na am na secteur yoo xam ne wax dëgg yàlla war nañ mën a xoolaat donc seeni payoor muy agriculture élevage ak pêche ñoo ñooy secteur primaire te yàlla def na aussi ba mbas mi duggee agriculture ak lu ñu mënta waxee moo téye suñu économie moo tax sax ñu économie réew mi nërmeeluwul donc si loolu si PAP 2A bi su ngeen ko xoolee nañu wax ne agriculture mooy moteuru croissance économique du Sénégal donc si loolu nag wax dëgg yàlla bañ xoolee payoori agent yi néew na ñu ne nan lañuy réfléchir si benn mécanisme ñaari ministres yi toog muy agriculture ak finance ñu réfléchir ñu ne nan la ñuy def ba mën a yokk salaire yi donc yi nga xam ne ñooy ministère de l'agriculture mën nañu wax ne aussi que augmentation boobu tey nga xam ne am na depuis le 10 janvier donc mënta impacter ressource nationale mënta impacter budget national parce que dañ koy tirer si budget ministère agriculture donc loolu vraiment lu am solo la donc loolu moo tax ministère de l'agriculture agent yi naam mérité nañ ko mais aussi fexe nañ de telle sorte que loolu ñi nga xam ne la ñu war a fay agent muy augmentation salaire bi nga xam ne commencé nañ ko depuis janvier 2022 ba impacter budget national parce que suñuy ressources agriculture. daal di dellu si waat ci professeur Bouba Diop kàddu yam yëkkati jëm ci woote jàmm ci njàng mi jàpp ni jot na ndax nag nax yaa ngi bëgg a yàgg ca loolu bokkul ci li doxal njàngum Sénégal ku ne addu sànq ma doon kii di Malick Ndaw moom ci boppam mooy secrétaire bi ñu dénk lijjanti ga ca ministère bi ñu dénk wàllum mbay mi ak càmm la ca aju di agriculture mu doon ñëw di leeral yokkute bi nga xam te ne bi moom la agent wu ministère bi daal di am ngir ba nekk ci ay tumuranke yàggoon na ñu yelloo ko nee na ngir kon yokkal leen as lëf seen wàllum payoor ngir ñu gën a mën a faj seen soxla gën a kan daal di gën a mën a taxawu alam gi ak nan ko soxla woo di fàttali li bokk na ci jàngalekat yi li dut baaraam ni moo leen metti waaye loolu mi ngi xew am ndaje mu yar mu doon amal ci daanaka Mbuur waxtaaneem wàllu ko càmm gi ak lu ko jëmale kanam waaye itam suuf si ñi ko seeq bu ndee seet nee ñu dañoo gis ni lu ci ëpp ci àll bi góor ñaar suuf yi góor ñoo yor suuf si nekkul lu gën la ñuy wax ñu ne nag dañoo bëgg a yemale am ba ku ne jot sa wàll ndax góor baax na jigéen baax na ñu ànd ci ak faram-fàcceeg Mountaga Kane. ci atum 2020 bi ministère bi yore wàllu mbay mi def na benn liggéey pour càmbar li tax ba jigéen ñi mënuñoo jotee ci suuf si ngir mën a bay na ma ware gis nañu ne am na liggéey bu bari bu des ci wàllu wile looloo waral ñu tàggat ñenn ci ndew bi ministère bi. li ñuy gën a kontaan noonu nag mooy ñi jógee ci région yi ci DRDR yi ak SDDR yi ak ministère bi fépp fu ministère fu structure nekk rek ñëw nga pour ñu tàggat la donc ci nu ñuy collecter outil genre nan lañu mën a def ba désagréger yenn données yi ci secteur agricole xam taxawaayu góor ñi taxawaayu jigéen ñi taxawaayu jeunes yi donc ci secteur agricole. fi mu nekk ni moom li seen liggéey dëgg mooy fexe ba nga xamante ni jigéen ñi dañ mën a jotee ci suuf si ngir mën a béy ni góor ñi. donc boo xoolee données agricoles yi daanaka day fluctuer ci 15 wala 20% stable donc ñun aussi am nañ programme yoo xam ne dañuy accompagner ci femmes yi mën a am ci suuf si soit ñu def ay quota wala boo jëlee aménagement hydro-agricole yi aussi dañuy def phénomène quota ni bu ñuy aménager ci 100 hectares war nañu mën a jox kii 15% wala 20%. def na rafetlu nag li nga xamante ni nemmeeku nañu ko am na ay jigéen ñoo xamante ni. ñu ngi jotee ci suuf si di liggéey bu mucc ayib ci réew mi leen. boo jëlee surtout zone Sayed bi am na ay jigéen yoo xam ne ay femmes leaders am nañ ba ay 100 hectares dañuy lever même financement yi dem nañ ba ay plus de 20 millions au niveau banque agricole bi am na ñoo xam ne mën nañ am ba ay 50 hectares ñi ay 20 hectares ay 10 hectares te loolu jafe woon na au début.
mu doon daje ci daanaka Mbuur waxtaan mbirum tool yeeg soxna yi war ci am seen wàll ngir góor mën naa bay jigéen mën naa bay te itam jigéen mën naa sàmm noonu lañ waxtaane ci wàllu gumel jaajëf mun tagan ci wàllu googee xibaar yi wéy leneen soxal mbirum kaaraange bu ñu seetloo yàgg ngeen ko dégg barki dem moo ci mujj ci karab benn juma ju ay nit nekkoon ca kaw def na ko sud noonam moo ne amoon na fii itam ca grande mosquée bu Dakar rédaction buy TV càmbar ko ni kon waaw ndax waru ñoo saytu mbirum kaaraangeem ci kër bërëb yi mel noonu ay bërëb bu jaamukaay yàlla nekkut lu nu war a mën a sàggane ndax ñiy def sud noonam ñi ngi tàmbalee bëgg a lawal seeni mbir ñu xuus ànd ci ak gëstu seen naa leen saw jàkkay Santhiaba waxtu wi soreetul fidèles yi commencé di ñëw ndànk-ndànk ci bërëb bi am na benn néeg ngir dalal gan mu nekk ab tradition. néegu yàlla moom daanaka du dëkkuwaay waaw xañ na am na lii ngay gis muy néeg mu nekk ci bopp jumaa ji am na cosaanam cosaan na moo doon doxandéem waaw bu jëkkoon xam nga tukki dafa metti gannaaw Santhiaba ñu jubali ci jumaa cëriñ fii mayuñu kenn mu fanaan fi julli képp la ñu maye ku ko fi def. ba ñu xamee ne loo fi bàyyi mu ne ñu kii la ñu commencé tëj jàkka yi mais taxar bu mu see ñëw ku wàcc Ndakaaru ci jumaa ji ngay fanaan ba am li nga mën a sukkandiku naaw demal sa bopp. ñàkkum kaaraange fës fi lool ay sàcc ak yu ni mel bëri fii waral ñu wut ab gardien buy saytu bërëb bi. comme jumaa ji dafa am gardien nga xam ne jamono tukki na jumaa ji dafa am gardien dañ ko fi dajji ñaari yoon buntu baa ngi bokkee mën naa la woon fu sàcc bi jaare ñaari yoon police Médina commissaire bi boo ñëwee fii ak ses agents def constat parce que balalu 1 million nangam yóbbu na ko par. ca Santhiaba ñu dëkk ci quartier bi ñoo yor lépp lu jëm ci wàllu wi. waaw man gis naa ni am na fi ay jeunes yu tubaarkàlla yu am taxawaay ci wàllu seetal jàkka jeeg yooyu yëpp waaw loolu moom gis naa ko fi macha allah jeunes yu fi dëkk tubaarkàlla macha allah jàmbaar lañu waaw ñu ngi koy entretenir moom. néegu yàlla yi nekk bërëb yu ay doomu aadama yu bari di daje ñenn sax ci ñoom dem ba ci am ay dëkkuwaay yi. jaajëf si naa leen sa wandoon càkk ma faal xabaar yi wéy li mu ngi jëm mbirum élection locale yi ñu génn léegi nag fal nañu doonte am nañu am lu duppee contentieux ci yoon ñu ngi yéeg ko wàcc waaye soxna yi ñoom neñ ak lu mën di xew bu ñu yeggee ca samp ba ay conseillers municipaux ak départementaux yi nañu fexe ba lu man di xew daal nanu sàmmonte yoon mooy yema léegi ci góor ak jigéen ñu ko wooyee parité ñu ngi dànkaaf ki ay nguur yi saytu wàll bu mel ba kenn ku ne jël ay dogal ba lépp yoon man caa doxal dëgg dañu ma jote woon Mouhamadou Sy fekke woon na ko reportage. ci jamono ji nga xam ni mairie ak président conseil départementaux yi ñu ngi waaj ngir taxawal conseil municipaux yi départementaux yi bureau yi ak commission yi organisation jigéen yi nekk ci société civile ñuy sàkku ci parti politique yi ak autorité administrative yi ngir rek ñu mën a respecter loi bi jëm ci wàllum parité yi lee jigéen nag jàpp ni dañoo war a doxal yoon. ñun organisation société civile organisation jigéen ñi dañuy wax parti politique yi ñaanuñu leen dañuy wax ne parti politique yi yenn ak coalition de parti ak autorité entité indépendante yi autorité surtout administrative yi na ngeen jël loi bi jaarale ko ci yoon. maire yi ak président yi ci bureau bi la ñu bokk. yile organisation fas yéene nañu def ay recours ca cour d'appel saa yu ñu gisee ay rëq-rëq. bëgg ñu dara rëcc ñu délai bi rëcc ñu ndax tey bu fekkente ne dafa am ñu juum ba respecté wuñu parité bi ci biir bureau yi ak biir commission yi. waajal nañu suñu bopp pour jël li ñu moom li ñu yoon may maanaam bu dee ci communes yi la am nañu juróomi fan pour dem ca cour d'appel bu dee ci conseil départemental yi juróom-ñetti fan la. gannaaw yeneen ci ay jalgati yu ñu jot a nemmeeku catum 2014 yile organisation yu boole jigéen ñi nekk ci société civile fas yéene nañ am ab taxawaay bu am solo ñoom nag ñu ngi rafetlu bu baax a baax lu jigéen ñi bokk ci yile élection donte sax ñu ngi ñaawlu yenn ci ay violence yu ñu jot a nemmeeku ci campagne bile. Mouhamadou Sy jaajëf xabaar yi wéy lii mi ngi soxal mbirum coupé mu ngay wéy
ca fee nga xamoo di Cameroun léegi nag ñi ngi xaar final diggante Sénégal ak Égypte waaye laata loolu jàppale ni démb jamono ji tembe fekkoon na Cameroun doon laale ak Égypte ci boppam waaye dañu mujjee ñàkk ñoom ñi woote boobu lépp jonganteem moo tax ba léegi ni naqaru xol wi mënagun a gis ci ñoom xol wu naqar lañ ci am ñoom doomu Cameroun ndax nee ñu équipe Cameroun bi am na bépp jëmtukaay ngir jël coupe bi ndax coupe bi warut a génn seen réew ñenn ci doomu Cameroun seen kàddu jib na ci ànd ci ak Seydina Cheikh Diop ak Serigne Salim Dem. C'était prévisible. lii moom kenn gisu ko woon ñoom nag xeex nañu ba jeex loolu moom nañu ko wax te compétition bi ñun xam nañu ne yombul waaye nag ñu ngi leen di soutenir bu baax. Jusqu'au bout, on est derrière eux, on sait que c'est pas évident, c'est pas facile, mais je les soutiens de tout cœur. On a bien joué, hein? Je ne peux pas te mentir, mais au niveau de tir au but, il fallait joué nañu bu baax loolu dama koy wax waaye tiro bi ba mu jotee dafa waroon jël anciens yi nga xam ne am nañu expérience mu bàyyi leen ñu dóor waaye defu ko bu ko defoon lii yëpp duñu ci fekk ñun bu ñu demoon final Sénégal dañu koy gagné. On gagne la finale, c'est qui est sûr, hein? Si on partait en finale, on tapait les Sénégalais. Si le coach avait fait le changement. suñu coach bi bu defoon changement yi ci anam ba ñu ko soxla lii yëpp duñu dal bu bàyyi woon tamit Fabrice Ondoa ci terrain bi lii yëpp duñu dal. Ils n'ont plus d'honneur. Nous on est déçus. déception daal la ñu am déception bu mag la ñu am ci Cameroun bu dee final bi nag ñu ngi souhaiter Sénégal mu am ndam. Le Sénégal non, nous on vous souhaite vraiment la victoire. muy ay doomu Cameroun ba léegi mënugu ñoo reesal naqaru xol ñu am sunu away spécial yi fa nekkal bokk na ca Cheikh Diop Serigne Saliou Dem c'est ak nga xam ne c'est aussi dim ak Babacar Ndiaye ak Dieng Diop xibaar yi wooy ñu xuusani waxtu lu soxal li nga xam moo soxal ba tey mbirum Coupe d'Afrique bi Sénégal fi na bi doxe ngeen xam ni restaurant yi sax ñu ngi seen bopp ci wàllum koom ndax ñu bari yokk nañ la daan def ndax seetaankat yi ak xéwlukat yi ci wàllum koom bi yaa ngay dox ñu ànd ci ak gëstu soxna Ami Diouf. ab tekk lañu nemmeeku fii ci restaurant bi supporters yi di faral di ñëw ngir seetaan match yi ñoom nag def nañu seen programme ba noppi ngir waajal final bi war a am dimanche. supporters yi dañuy ñëw bu baax rawatina su fekkee nag Sénégal mooy joué moo tax sax li nga xam ne nag mooy suñu chiffre d'affaires xaalis bi dafay yokku te dimanche bi ci final bi dañoo préparé ngir def fi ay écran géant ñëpp mën a seetaan ci match bi ci biir restaurant. lu ko soriwul dara beneen restaurant fii itam supporters yi di ñëw di seetaan match yi des fois yenn saay mu doon loo xam ne dafay duufal seen gafa. bu dee réservation yi ça dépend am na ñoo xam ne dañ lay woo pour nga réserver leen am na ñoo xam ne dañuy ñëw comme ça comme par exemple kii dafa ñëw dafa bëgg 4 personnes kii dafa bëgg 8 personnes selon nu mu ko bëggee aménagement boobu lañ koy defal. voilà ak fu mu ko bëggee am na ñoo xam ne dañ naan la écran géant bi laa bëgg a jàkkaar lool am na ñoo xam ne dañ naan la ci salon yi laa bëgg a nekk voilà donc foo bëgg rek bu dee place boobu disponible na soo ñëwee dañ la fa fekk. ngir mën a am place bu baax nag bu match Sénégal amee clients yi dañuy wote pour mën a am place. bu ñu stressé dañuy consommer moom dinañ consommer dinañ yuuxu dañuy fàttali sax ñu ngi ci restaurant bi li ma la ko waxee rek dañuy mel ni ñun ñëpp ñu ngi suñu kër doo xàmmee serveur bi. doo xàmmee client bi parce que ñun ñëpp ñooy jubilé ndoo donc consommation bi moom mooy loolu gars yi dañuy consommer. parce que ñun tam mën nañ concentré wu ci marché bi mais du tere dañuy bàyyi xel suñu table yi ku sa bouteille vide wala sa verre vide automatiquement dañuy ñëw laaj la buñ la laajee da nga naan wax ñu tegaatal la beneen. Coupe d'Afrique des Nations nekk loo xam ne ñii di restaurant yi ak bar yi dañ ciy duunal seen gafa mu doon ay bërëb yoo xam ne ñii di dund football dañ fay daje ngir rek mën a dund. lii di ambiance bi. soxna Ami Diouf jaajëf bu fekkee mi ngi beccum koom moom kan ba la muy doxem ñu xooli gën wér gu gërëm koom mbirum njaayum mayo yi ñenn ngi jàmbat ni mu jekke-jekke yokkum moo ne am na ñu yoon may ñu war koo mën a jaay ci njëgg na nga koy tënkee na nga koy doxee ak bu ci ne qualité baak njëgg mu laaj ci xuus ànd ci ak faram-fàcceeg maam Alassane Lay Seck reportage. lim bu bëri ci ay sénégalais taxaw fii ci buntu fédération sénégalaise de football ñu ci bëri ci ñoom di xaar t-shirt yi ñuy maye am ci ñu nga xamante ne ni dañu ñëw pour jënd ci ay mayo comptable bi nekk ci fédération bi di ñuy wax ni mayo yaa ngi jar. nu muy doxee moom fii ba final yaakaaruma lu ma fi yor mu des dara parce que déjà y a une bonne partie bi nga xamante ne déjà dem na. on a des tailles nga xam ne geex na fu mu nekk nii déjà
et du coup fii ba final lu si des moom je ne peux pas yaakaar maa ni dinaa satisfaire population bi. bu sokku geexee dans ce cas aussi dinañ xool les moyens de bord pour xool naka la ñu mënee satisfaire nit ñi. moo tax déjà xam nga pour pallier yeneen maillot yi nga xamante ne ñeneen yi ils n'arrivent pas di génn maillot on essaie aussi ni jox leen écharpe ku ñëw am njëgu écharpe nga gën ko. njëg li ak lu mu mënti toll li ëpp solo mooy doomi réew mi di dund mbégte. nga fédération moom loolu bokk na lu tax ba léegi amaguñu boutique parce que maillot yi dafa cher à vrai dire fédération bu naree jëli maillot au niveau de paiement jaay ko am si bénéfice c'est pas facile pour les Sénégalais. moo tax nii par exemple nii on les vend à 32 500 le maillot boo xoolee le maillot original ñaata lañ koy jëlee au niveau de paiement c'est plus que ça donc c'est environ 90 euros. xoolal 90 euros ça te tourne autour de plus de 50 000 et du coup fédération di la koy jaay à 32 500 c'est dire que déjà on vend à perte mais on aimerait bien satisfaire la population sénégalaise. daanaka comme bépp doomu sénégalais xale bu góor bi ngi waajal final bi bu baax. waaw bëgg lu baax rek parce que xam naa ne Sénégal fii moom boo fi ñëwee di nga am final bi quoi loolu rek lañ ci jublu quoi waaw jënd ay maillot jëndaale ak sunu am jàmm kii yëpp ay maillot ñu sol supporter Sénégal. dimanche ñu jël ndam li incha allah. fédération sénégalaise de football mu ngi jaay ay mayoom bu baax a baax. moo tax ñi ñu fa fekk ci ay supporters di ñaan gaynde Aliou Cissé yooyu ñu andil ñu coupe bi mooy li ëpp solo. xibaar yi wooy ñu ngi naa ko sàng ci bopp xibaar yi mi ngi soxal waajal bi ñuy waajal màggalu ko Porokhane ci 2022 bi incha allah ñu ngi ko jàpp fukki fan ci weeru février muy yemook bisub alxames maalu gi fàttaliku soxna Maam Jaara Buso fee nga xam mooy ca Porokhane dëkk bu sell ba dëkk ba sax mi ngi waajal ngir dalal gan ñi ak talibé yi ci loolu délégation bu mag ci kilifteefu directeur général bi ak président directeur général Mamadou Ibra Kane mu àndal dem nañu foofee ca Porokhane fekk nañ fa Sëriñ Moussa Nawel mu dalal leen lépp ngir delluwaat na wone waat cofeel bi nu am ci groupe bi nga xam moo di E-Media seen taxawaay ci doxinu diine na fi nga xam moo di yoonu murit ñu xuus Porokhane ànd fa correspondance Adama Sarr Thierno Faye. màggaluk Porokhane ay fan yu néew des ñu daal di ko amal délégation bu am solo bàyyeekoo ci kër yu yéenekaay bi di E-Media Invents si njiital directeur général am ñëw nag daal di amal li nga xamee ne moo di seeni ziara bi la ziara nag ñu ngi ko tàmbalee ci ki nga xamee ne day cofelam bëri na lool ci groupe E-Media Invents mu di Serigne Moussa Nawel. li waraloon ñëw bi fii nag ñu am solo la ndax dañ fi fekk si suñu wëllëre suñu sëriñ suñu xarit muy Moussa Nawel te tamit yàlla def biñ fi ñëwee tamit. ñu fekkee ne ndekete xalif yi tamit fii la nekk kon nag muy seet sorti ak def ci la biñ ñëwee fii nag sëñ Moussa Nawel dalal ñu comme ni mu ko daan faral di defee muy Touba muy Diourbel muy Mbacké muy fii mosu ci soppi kanam au contraire kanam gi day gën di leer day gën di oyof bu ñuy dalal day wane ne sax xat-xat pour fan la ñuy def ak fan la ñuy teg donc loolu tam mu jaraloon ñu jógee Ndakaaru ci bésu ajuma ji ci bés bu tedd tamit yam ak jumaa ji ñu nuyanteeg moom saafonteeg moom mu dog waxtaan ji nee nañ dem julli ji jumaa ñun ñëpp ñu ànd dem foofu tamit peut-être bon mbàkki yu tedd yi busoobe yu tedd yi famille bi yëpp dalal ñu gàttaluñu teg ñu tamit ci sàppe yu njëkk yi saafonteeg Mamadou waxtaan ak moom ku ci nekk ndeysaan di wane mbëggeelam ak cofeelam ci groupe bi ci wane ko cofeelam ak mbëggeelam ci Mamadou. këru yéenekaay bi di E-Media Invents nag profité na ci ngir dellu si waat ci sumb yi nga xam ne day am na ko jëm ci yooni murit ku toll ni xalif bi ak dayo bi mu am mu yëkkati lu toll ni université de Touba mu ne bon dénk naa leen lépp lu jëm ci wàllu tasaare ko ginnaaw bi ngeen saytoo ba indi peut-être bon information documentée ci université bi ak projet bi te nga xam ne muy chantier bu njëkk wala chantier bu gën a mag en tout cas ci donkaasi gi xalif bi biñ ko defee ba pare ñu won ko biñ ko wanaatee tamit am na benn comité bu doon organiser peut-être bon voilà gestion université de Touba bi ñooñu tamit ay kàngam yu mag ñoom ñëpp ay sëñ Sam Bousso ay sëñ Ahmed Badawi ak ani ñooñam ak gàngooram ñooñu ñëpp ku ci nekk xool kii bi saytu ko ba pare nag ñu ne ñu nag bon léegi de yi fi yemb na kon nag
dara waralu ñu noonu lu dul ñu sax suñu dàll fu sëñ bi mën a nekk nag ñu fekk ko foofu fii la ko yàlla mayee nag ñun ñu gis ñu ñëw seet si ko fii. Magaluk Porokhane nga xamee ne nag ñu ngi ko jàpp ci fukki fan ci weer wi ñu nekk day fu nekk la taalibe yi di bàyyeekoo ngir rek ñëw delloo si njukkal ki nga xamee ne moo di Maam Jaara Buso nekk waajuruk Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba. équipe bu am solo dañu ko ànd ak ñoom ngir jox leen fa lépp luy information yi rawatina waxtaan yàq jëm ci wàllum diine bitim réew ñu koy tàmbale ci lu soxal li nga xam moo jëm ci mbirum Guinée Bissau foofee jàppale ni kon fi mu toll ni tembe ginnaaw coup d'état ba nga xam te ne bi ay nit ñoo ko doon jéem a def te bu jéewul sotti fi mu toll ni CEDEAO taxaw na ay soldats yu sakkan ngir ñoo ko mën a yóbbu ci fee di Guinée Bissau ngir lañu bëgg mooy mu aar nguur ga waaye itam aar lépp luy ay bâtiment yu mag di public ngir kon réew ma war a mën a ñoŋ ndax ci di Amaro Embalo bi nga xam moo jiite ba fii réewum Guinée Bissau moom neenam taxawaayam du ko mës a teggi ngir xeex narcotrafiquants yi maanaam ñuy jaay drogue ak ñoom seen waaye itam dana def ci kattan bakkaaraay nga njong njort nañ daan seen loxo génn ci ñoom lu ni mel moo tax CEDEAO jàpp ni kon yóbbu fa ay soldats lu mënta ñàkk la ba aar réewam ndax fi mu toll ni kon ñetti réew mi ngi nii yoo xam ne bi ay coup d'état dafa am ci déndub espace CEDEAO bi lu ni mel kon tax na ñu bari tiitoon waaye jàppale ni jàmm dellusiwaat na fi mu toll ni béy dem ba dikk ba dellusiwaat na ca Guinée Bissau ngir kon ñu daal di mën a wéyal seen doxin ci wàllum koom-koom. ba tey xabaaru bitim réew ci beneen réew lii mi ngi soxal li nga xam si moo di réewum Mali xam ngeen ni fi mu toll ñëw itam foofee jafe-jafe mi ngi wéy di am waaye itam jàppale ni pexe lu mënta ñàkk ay daan sax lañ ko teg fi mu toll ni ci yenn ay kilifa yooyu dañoo def naka su noona ñu jàpp ni seen ak doxalin rafetul dara ngir indi jàmm ak dal fee nga xam si mooy kon ca fee di réew Mali lu ni mel moo tax kon ay pexe la ñu daal di def waaye itam jàppale ni sax li nga xam moo di soldat ya fa nekk France mi force Barkhane yi bu ñu deful ndànk yi daañu fa jóge ndax ñol am na diggante France ak réew Mali ndax fi mu toll nii benn groupe privé bu ñuy wax Wagner jóge ci réewum Russie ñooy saytu lu bari ci wàllum kaaraange lu ni mel nag tax na ba France mënu koo xajoo ndax ñu waxtaan mi ngi am mboolem doon financé boobu les force Barkhane ban angam lu waxtaan ci seen biir daal li ñu jàpp mooy kon na soldat si ñibbiwaat ci seen i réew na mu gën a gaawee ngir kon génn suufu Mali lu mu ci mañ doon daañu ko toppaat na mu gën a yaatoom ndax du guleet Russie di topp li nga xam mooy soldats yi Europe yi Syrie la woon ak fu mel ni ki Centrafrique tey ci réew Mali yooyu yëpp dañu ko toppaat incha allah soxal mbirum géopolitique ak doxinu bees bi am ci Afrique diggante Russie ak tubaab yi sant leen gërëm leen ci ànd bi ak ñun. li moo tëj xabaaru marax yi gërëm ñi ànd ak ñun boobaak léegi bàyyi leen nag bloc d'information bi la total Cheikh Fall ak ganam mu doxal ba ci kanam jaa ngeen jëf.